senegalactu.com. ngir yombalal leen ngeen mën di jot information bu wér te wóor ci anam yu mu gën a gaawee loolu tax na Sénégal Actu gën a joyantiwaat application bii di Sénégal Actu ngeen mën ko télécharger ci Google Play wala Play Store rek xibaar dootu la rawati di nga bokk ci ñu koy njëkk a am mën a bouger ak moom en toute liberté ndax rek mooy application bu lay informer lu jëm ci wàllum économique politique santé culture sport people maanaam daal bàyyiwul dara application bii télécharger ko daal mooy lu wóor. La chaîne qui vous rapproche de la réalité. jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak ñun fii ci seen chaîne Sénégal Actu TV. mbokk yi waxtaanu tey bi lenn la lu ko sabat mooy coow li nga xamante ni moo fi juddu woon jamono yële ñuy passé muy faatu ba bakkan kii di Hiba Thiam moom nag ñi nga xamante ni dañ leen jàppoon ci mbir moomu dañoo fas yéene jàkkaarloog kii di doyen des juges altine bii di ñëw. loolu nag sabat ñu fas yéene jëm leen a jukkil coow li fi mu tàmbale woon ba fi nga xamante ni fi la yem ci biir loolu nag dinañ leen jéem a demal jéem leen loqatil PV bi nga xamante ni moom la enquêteurs yi yor lépp loo xamante ni kenn ku si nekk si ñoom wax nga ko ndax kat kayit boobu noonu si la kii di juge bi di sukkandiku ngir mën a wax seen ëllëgu xale yi nu muy demee. vendredi 3 avril 2020 Sénégal daal di nekk si état d'urgence. kii di la chef de l'État daal di décréter couvre-feu ñu ne kat à partir de 20h ku nekk na nga toog ci sa biir kër ci loolu ci la groupe bu xale ñu leen tuddee ay fils à papa ci biir xale yooyu ñu nemmeeku ci am ku ci tudd Dame Amar nekk kat doom ci Amath Amar xale bu ñu naan Hiba Thiam ak keneen ku jigéen kuy tuddee Aliya Loutiba Jaaja Taal ku ñuy woowee Fatima ñu gën ko xam ci turu Poupette beneen waay joo xamante ni moom la ñu woowee Neex ñooñu nag defuñu lurul rek daal di violer lii di loi couvre-feu bi nga xamante ni moom la ñu tëraloon ci njiital Dame Amar xale yi dañoo jéem a dem daal di loué lii di appartement ngir rek mën a fa mën seen soirée privée appartement boobu nag ñu ngi ko loué woon fële ca Almadi ci benn résidence bu ñu tuddee Garden Park ñoom nag ñi ngi fa joxante woon rendez-vous entre 20h jàpp 22h ki nga xamante ne nag moom moo waral coow li muy Hiba Thiam moom nag mi ngi fa ñëwoon après 20h maanaam après ba ñu décrété couvre-feu bi ci loolu nag dafa am benn policier bi nga xamante ni moom moo ko yombalal ñëw bi ñu naan ko Lamine Diédhiou moom sax la ñuy faral di wax naan luy jën njàkk moom la ndax bu fekkoon respecté woon na serment bi nga xamante ni prêté woon na ko keroog ba muy jël service kon amaan na kii di Hiba Thiam du faatu ndaxte kat dara taxul mu def lu ñu mel ngir xaalis moom moomu la sax ci moom la ñuy njëkkee ndax kat ba mu jàkkaarloo enquêteurs yi mu ngi leen di xamal naa leen journée boobu yëpp keroog fële ca Kër Massar fa la yendu woon ci ngoon si la jékki-jékki jot benn coup de fil benn waay ku ñuy tuddee Jaaja Taal sax gëjoon na ko dégg ndax xaritam la woon ba mu ko kat waxee soxlaam ne ko dafa bëgg mu jàppale ko ngir rek ñu war a mën a am génn ci ngoon si maanaam bu 20h passé ci loolu nag ci la joxante ñoom rendez-vous Jaaja mi ngi nekk ci benn 4x4 vitre teintée nag mu daal di leen escorté romb na sax ay check point yoo xamante ni maanaam montage yi fu mu romb présenté leen kartam gars yi bàyyi ko ñu dem ci biir nag kii di Hiba Thiam nga xamante ni war naa leen ko sànq mi ngi woon ci biir nag la def ak ñoom ba Almadi mooy appartement bi nga xamante ni moom la ñu loué woon daal di leen fay déposé ginnaaw bi nag si la kii di Jaaja Taal daal di yëkkati 20 000 francs di ko jox moom sax xawoon naa bañ ci ay waxam waaye nee na bu insisté ne ko jëlal rek carburant la saa waay jël daal di lem ci poosam bàyyi leen fa xale yi daal di nekk ci lu leen neex. kii di Loutiba moom ba mu jàkkaarloog policier yi mu ne leen man ci état de choc laa nekkoon ndaxte dama gis kat loo xamante ne musuma kaa gis ci sama àdduna donte sax maa ngi nekkoon sama nekk doon jàppantey nelaw ci laa dégg coow li bari lool ma génn gis Hiba Thiam nekk ci état bu doy waar ñu naan ma kat dafa nekk def malaise waaye ma nekk ci di ko jéem a réanimer di ko jéem a xool naka laa ko war a mën a sauver ba ma demee nag ba nga xamante ni mbir mi jaaxal na ma lool ma gis ni tamit ndaw si noyeetul sax noonu ci laa yuuxu wax ñam jaaja nañu woo ñii di gendarmerie ak secours yi ci loolu nag kii di Jaaja Taal daal di woo ñi nga xamante ñoom ñooy secours yi daal di woo tamit ñii di gendarmerie waaye kat moom nee na la drogue bi nga xamante ni moom la ñuy tudd moom laalu ci woon benn yoon d'accord na nag mandi woon na alcool li nga xamante ni naanoon na ko loolu sax moo taxoon mu nekk ci nelaw yu métti ñuy fàttali kooku di Loutiba moom mi ngi nekk sous contrôle judiciaire. Jaaja Taal nga xamante ni moom nekk na kenn ci cerveau mbir mi moom ba ñu ko laajee moom nee na d'accord na ni lii di alcool moom naanoon nañ ko bu baax bés boobu nekkoon nañ fa kat di déglu musique entre amis xam li nga xam ne aussi moom la ñuy wax naan dafa violer loi couvre-feu bi moom nee na d'accord ci benn yoon ndaxte kat loolu la wax enquêteurs yi di leen xamal naan leen tamit drogue bi ñuy wax tamit jegewu ko laalu ko tamit benn yoon.
kii di Aliya Bakir nga xamante ni moom mooy française buñ ciy tudd kooku nag moom kii di gelu Dame Amar la woon ndax kat dafa jógewoon France uniquement ngir rek ñëw seet si Dame Amar ndax appartement boobu nga xamante ni fa la mbir mi amee moom lu ëpp 10 jours occupé woon na ko déjà ndaxte kat Dame moo ko jëlaloon d'accord na ni naam drogue ba bari woon na fa lool waaye nag xamul ba tey fu mu jugee ndaxte moom du laal lii di drogue dinay faral nag di naan alcool waaye maanaam occasionnellement rek la koy jëfandikoo ba ñu ko nag laajee ndax xam na gune gii di Hiba Thiam mu ne tey la koy doog a gis ñaarul ñettul kii di Poupette moom ba ñu ko laajee moom it nee na ci ay neloon nekkoon kii di Jaaja Tall moo ko sax woo yee ko yëgal ko li nga xamante ni moom moo xew ci biir appartement bi ci noonu nag ci la daw jéem a xool kii di Hiba waaye ba mu ko gisee moom Hiba Thiam mi ngi tëdd jaaxaan mel ni sax kuy retaan ki nga xam ne nag moom mooy ndeyu mbilli bi nga xamante ni appartement boobu ñuy wax tey ci loxoom la jaar mooy kan Dame Amar moom moomulee ba ñu ko laajee lu mu wax lenn la man daal toog na ak ñoom ba ci kanam kii di sama copine bi nga xamante ni moom moo jóge woon ci France ñëw seet sama di Aliya nekkat moom yaram bi taxukaa neex loolu ginnaaw bi nag ci la ko jëlee yóbbu ko ci néeg ba ñoom ñaar ñu tëdd foofu waaye nag laataa moo tëddi d'accord na ni naan na ay quelques verres yoo xamante ni alcool lañ koy wax ginnaaw bi nag ci la dem tëdd ci néeg ba jàppantey nelaw ci noonu ci la dégg ay coow bari lool ci kër gi mu génn ba mu laajtee lu xew kenn tontu bu ko si ñoom ma lu dul neex daal moo ne ko Hiba kat moo ñuy bëgg a jaaxal ndaxte dafa mel ni fi mu nekk nii nooyeetul sax moom ci loolu Dame Amar ci la génn appartement bi ànd ak copine bi ne leen kat lijjanti leen ko seen biir man dem naa sama yoon mu demee nag demul fenn fudul benn kër xaritam bu ñuy tuddee Amadou Niane moom sax jamono ji ñu ngi ko teg aussi sous contrôle judiciaire pour recel de malfaiteur ci loolu nag ci la ko enquêteurs yi laajee waa léegi cocaïne bi nga xamante ne nag daal dinañ koy gis ci appartement bi nga xamante ni yow yaa ko loué woon lu ko fa dugal moom Dame Amar moom mu kitaabu ni cocaïne boobu xamul fu mu jugee ndax kat moom du ko jëfandikoo loolu sax kii di Louti Ba ñu ko laajee tamit dëggal na ko nee na kat moom xam na Dame Amar bu yàgg waaye musukaa xamek lii di drogue neex nag mooy ki nga xamante ni moom moo xadd kaaba gi moom ba ñu ko laajee d'accord na ni sax kii di Louti jëm naa duggukat si biir néeg bi ngir rek jéem a sauver ki nga xamante ni moom mooy Hiba Thiam comme ni ko Louti waxee ba ñu ko laajee waaye yemul ci loolu mi ngi xamal enquêteurs yi naa leen foofu daal tegu nañ fa benn plateau de cocaïne boo xamante ni ñoom ñëpp a ci laal maanaam kenn desul ci loolu nag ci la kii di Hiba Thiam moom it jëfandikoo dem ba mbir mi ëpp ko doole bu baax a baax mu nekk fa di fa wàccu di crise lu nekk mu dugg ci ba keroog ni mu wuyoo boromam ci la waa gendarmerie de Ngor daal di ñëw sur les lieux ngir rek jëlagum dossier bi en attendant ñu koy jox ñi di waa brigade de recherche ci samedi nag jàpp dimanche bi ci la ñuy commencé di def arrestation yi nga xamante ni moom mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo seqoon mbir moomu daanaka ñoom ñëpp teg nañ leen loxo ba nga xamante ni ku ci desoon moom mooy ku ñuy wax neex nag moom ci mujjantal bi lañu koy daal di teg loxo ñii di famille Hiba Thiam nga xamante ni sax doon nañu wax naan ñu fille unique la maanaam papam ak yaayam moom rek la ñu am ci doom ñoom nag daal di ñëw constitué wu seen dossier nekk partie civile loolu nag daal di ne koy formaliser ci loolu ci kii nga xamante ni moom mooy Dame Amar ak ñu mu àndal ñoo tamit daal di wut seen pôle d'avocat ñu nemmeeku si ku ñu naan maître Tom Diagne maître Clédor Ciré Ly ak maître Bamba Cissé ku ñu naan maître Ahmed Ba ak ñeneen ak ñeneen ñooñu nag ñoom ñoo fas yéene jàkkaarloog ñii di doyen des juges ci altine bi ngir rek mën a xóotal dossier bi waaye dafa am loo xamante ni moom moo leeragul ci dossier bi ndaxte kat yéen a ngi dégg sànq ba léegi ñi ngi naan lii di drogue amoon na ci biir appartement bi waaye ba tey kenn nanguloon wax fu drogue bi jugee drogue bi nag fu mu jugee fii la ki ngeen xam ne moom la ñuy tuddee turu David Dieng ñu gën ko xamee turu Pablo moom sax yoon daal di na koy teg loxo le 30 mai bii ñu passé Pablo nag mooy ki nga xamante ni moom moo jaayoon xale yi lii di drogue bi nga xamante ni moom moo nekkoon ne gàññ ci appartement bi ba faat bakkan kii di Hiba Thiam moom moomu sax luy gën a firndeel lu ñu mel ku ñu ràññee la ci zone Almadies boobu ndax bari na ñoo xamante ne ñu bari moo leen di faral di livrer lu ni mel ba ñu ko jàppee ba ñu demee di perquisitionner këram ak appartement moom fekk nañ fa lu tolloog ci 7 boulettes ak benn lampe bi nga xamante ni moom la koy daggee ak koppar bu takku lu jëm ci wàllum euro dollar ak CFA bu bari te moom sax lu ñu jaaxal ci ay mbiram police teg na ko loxo tegati ko loxo ci coowal drogue mais à chaque fois rek dañuy seetlu dañ koy bàyyi ndaxte kat moom dafa bokk ci benn réseau international de trafic de drogue lu koy génnee kaso saa su ne ak ñen ñoo ko fay génnee loolu nag lu ci kanam rawuli bët ci fàttali ba tey kii di juge 8e cabinet moom moo yoroon dossier bi daal dina nag placé woon kii di Dame Amar sous mandat de dépôt xanaa rek teg ci ndondam association de malfaiteurs usage de drogue et non assistance à une personne en danger kii nag di maître Tom Diagne mooy ku ko taxaw woon kii di Amadou Niane ak Louti Ba ñoom nag ginnaaw bañ leen inculpé ba pare dañ leen jël teg leen sous contrôle judiciaire avocat yu leen taxaw woon mooy maître Ousmane Seye moo taxaw woon kii di Amadou Niane maître Bamba Cissé nag moo doon ku doon taxawu kii di Louti Ba
xanaa beneen détail boo xam ne sax xawoon nañu kaa fàtte muy kii di Dame Amar dañuy fàttali ni moom mooy borom kër kii di doomu Youssou Ndour bu jigéen ku ñu naan Ndeye Soxna nga xamante ni moom la tuddee yaayam. moom moomulee Youssou Ndour boolewu ci wax dafa dem rek daal di récupérer li nga xamante ni moom mooy doomam ndaxte kat yaakaaroon na ni jëkkër bu responsable la ko may waaye koo xamante ni saa su ne ñu ngi koy dégg ci coowal drogue di ko dégg ci coowal alcool di ko dégg ci jaawal doxaan mu am loolu nag lu ko naqari comme tout un bon père de famille si rek choc bi nga xamante ni kii di doomam mënoon na kaa am. ndaxte kat nga xëy ñu ne la sa jëkkër jàpp nañu ko fu ñu ko fekk dañ ko fekk ci benn appartement privé ak ay gelam ak drogue ak alcool loolu nag faaw nga am proche yu baax ngir mën a génn si état de choc boobu. ba tey sax benn source du ñu xamal naan ñu Youssou Ndour cool yi da ko daan métti lool bu ñu gisee photo Dame Amar yenn site internet yi di ko jël di ko utiliser di ko taqale ak photo doomam loolu nag neexul benn yoon kii di notre star planétaire loolu nag tax na mu jël doomam daal di ko mettre à l'abri ngir assister ko ba rek coow li mu nekk ci lu muy nettali daal di koy wan ginnaaw. loolu nag mbokk yi nekkoon fàttali boo xamante ni moom la ñu doon fàttali dossier bi nga xamante ni xewoon na fi te bëri woon coow lool ñoom nag ñoom ñoo fas yéene jàkkaarloog ñii di doyen des juges altine bu yi di ñëw loolu waral ñu leen ni fàttali leneen loo xamante tamit jukki woon nañ ko ak yéen waxtaane si dafa am loo xamante ne da cee bees ci àjjuma bi ñu génn. muy rek coowal loolu nga xamante ni moom moo nekkoon sextape boobu xawoon fële ci diggante Anne Maris ak cité kër góor gi ginnaaw ba ñi nga xamante ni ñoom ñooy personnes majeures yi ñoom seen wàll féete woon na bor mineurs yi nga xamante ni yéen a ko doon laajte ana fan la ñuy mujjee fu ñuy wujjee nag fii la. ñoom nag ñii di tribunal des mineurs ñoo àddu ci seen dossier niki àjjuma ngir rek daan leen kenn ku ci nekk 1 mois ferme ñoom nag tolloon nañ ci juróom-ñaar ñu fas yéene nag dem ci benn centre de rééducation mu bokk nag ci centre yi ñu gën a ràññee lool ci réew mi du fenn nag fu dul AEMO di action éducative en milieu ouvert service boobu nag lu ko tax a jóg mooy aar ak protéger ak jàngal àdduna yii di yi nga xamante ni moom mooy mineurs yu tàmbalee di tëg seeni waajur ñi nga xamante tamit dañuy faral di jàdd yoon wala ñuy def naka sulul noonu foofu nag daañu fa yar xale yi bu baax a baax ñu jàpp nag lu tolloog ci weeru yàlla xale yi fa lañ leen fas yéene teg ngir rek jàngal leen àdduna. vidéo tey bi loolu la woon ngir rek fàttali leen li nga xamante ni moom mooy coowal Hiba Thiam ak xale yooyu nga xamante ni toppoon na la leen seen cas boobu ba tey ñu nekk ci yoon la it ñu indi leen wax leen fu dossier boobu mujj mbokk yi ñu leen ñaan ngeen continuer ba tey di abonné ci suñu chaîne Sénégal Actu TV ngeen di partager vidéo yi ndaxte kat chaîne bi lu ko tax a jóg mooy ngir taxaw wane leen ak dëgg comme rek ni ñu koy dippee Sénégal Actu la chaîne qui vous rapproche de la réalité mbokk yi continuer leen di abonné ci suñu chaîne cliquer ci cloche bi ngir rek vidéo yi di ñëw bañ leen a rëcc jërë ngeen jëf